mbokk yi seetaan Tawhid TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi émission bi nga xamante ne mooy gindi émission bi ñuy waxtaane lépp loo xam ne yaakaar nañ ne mën nañ cee gindi askan wi gindi ci suñu bopp niñ ko baaxoo waxtaanee baaxoo koo defee noonu ay bis gu jot noonu lañ ciy dellu siwaate ak yéen di indi ay tombi waxtaan yoo xamante ne da leen di amal njariñ waaye suñuy tolluwaay lay doon mooy actualité lay doon bu ñuy dund goo xamante ne day ñëw ak a dem wala léeg-léeg actualité boo xam ne dafiy jaar yooyu yëpp nag bu mu ci mën di doon day soxla léeg-léeg ñu gindi ci nit ki nga xamante ne moo koy dund ndax waxoon naa ne ñun ñëpp dañoo sóobu ci aw yoon di dox di dem li tax aw yoon di am ay tableau di am ay mbedd ngir nit ki xam fan lay jaar moo tax léeg-léeg nag nga dox ba mu yàgg am yu la dab yoo xamante ne da ngay soxla waxtaane ko wala nga laaj ko wala ñu won la fi ngay jaar loolu moo tudd gindi dox nañ ba romb ay lënt yu bari yoo xam ne toog nañ jéem ko waxtaane ak yéen noonu lañ dellu si waate ci beneen tolluwaay boo xam ne jamono toll na ci léegi tey sax mu yàgg ñaari at a ngi nii biñ tollee ci diggante boobook léegi mënuñoo fexe ba génn ko waaye tur yi ñu koy wooyee ak yi ko war a saafara yépp moom bi muy ñëw fi la ko fekk buy demit fi la koy bàyyi waaye nag waxtaane ko mënta ñàkk seen émission gindi di émission bi nga xam ne bëgguta làmbatu lépp lu muy waxtaane day dem xooli seeti ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci loolu mën nañ ci indi ay leeral nit ñi ñu leeral ci ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy seetaan ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan Tawhid TV ci biir réew mi bitim réew ñi ñuy topp ci internet bi fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di ndokkeel bu baax équipe technique bi nga xam ne moom la ñuy àndal ci liggéey bi saa su nekk di leen jaajëfal ci seen liggéey bu rafet ak yitte ji ñu ciy def jaajëfal leen bu baax a baax dalal suñu ay gan niñ ko waxee léegi ñu seen xam-xam màcc ci li ñuy bëgg a waxtaane lay doon kenn ki di docteur Mamadou Diouf di économiste keneen ki ci des di docteur Mouhamadou Hadi Deme moom itam di politiste buñ ko waxee ñaar yooyu daal di fas yéene waxtaane lu jëm ci wàllu corona wala ñu ne Covid 19 jeexital yi nga xamante ne def na ko ci wàllu économie waaye nag def na ko itam ci wàllu taxawaayu politique ndax buñ ko waxee politique du ab parti wala fii ñoo ko moom waaye mooy taxawaayu ñu ne ci biir langue gi te léeg-léeg sax ñu dem bañ teg yëf yi ci seen loxo ñu war ñoo orienté wax ñu fan lañ ko war a jëmee mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyoo jéggulu leen amaan mbégte ci dellu si ci ak yéen dañuy daal di soobu ci waxtaan wi ma dellu si ci plateau bi ak sama gan ñi daal di ñëw nag ci sëñ Hady Deme sëñ Hady ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg ñi ñuy seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu sëriñ Mbacke ñu ngi lay nuyu. jërëjëf di la seedeel mbégte bi ñu am tey ci bokk ak yow plateau bi. jërëjëf dañ la doon dégg rek ci rajo bi ci émission bu mag boobu di alkitab nga koy bokk ak professeur bu mag boobu di oustaz Alioune Sall ñu bëgg ko lool sopp ko nga jottali ñu suñu nuyoo ci moom ak suñu ziar di am mbégte aussi daje fi ak sama naataango tey Mamadou Diouf di docteur en économie enseignant université Cheikh Anta Diop di am mbégte aussi fekk fi suñu xarit Diack Aliou Badara Diack ak équipe technique bi nekk Tawhid FM yëpp di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel émission bi di gindi jërëjëf Deme ñu nit am nañ mbégte lool ci wuy si gi waaye jaajëfal leen ci bu baax a baax itam masawu leen coona ndax dëkk bi fan yi déplacé wu xaw naa jafe yitte yi bari na waaye bëgg a partager ak téléspectateurs yi seen xam-xam moo tax ngeen def yitte yi ñëw teew si fii ci plateau bi ñu jaajëfal la baax ñëw na kii sama mbokk séeréer bi docteur Diouf Mamadou ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak ñi ñuy seetaan. asalaamaaleykum Serigne Mbacke. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar bu baax a baax. vraiment di rafetlu di kontaan aussi ci invitation. bi ñu defal tey. di nuyu aussi sa équipe technique bi yëpp. waaw di ko tàmbalee itam ci Diack suñu xarit di ko ziar bu baax a baax ak ñi si topp ñëpp. di nuyu itam sama naataango waaw Hady. vraiment docteur Hady moom itam sànq rek biñ nekkee fële ci ginnaaw. ñu ngi am di waxtaanee université li mooy wax jaar-jaaram fële ca Saint-Louis
vraiment di rafetlu aussi seen émission bi Gindi ñu ngi ko doon seetaan di ci jëlee xam-xam bu wér a wér loolu itam di la ci remercier di la ci féliciter bu baax a baax ndax askan bi loolu rek la ñu am effectivement waaw bu ñu gisee ay mbir yu taxaw kon bu ñu ñëwee di leen gindi ci mbir yooyu noonu dañu mën a def lu dul sant la alhamdulilah jërëjëf loolu de mooy jubluwaay bi bëgg a fexe ba askan wi gindeeku rek te defe naa itam loolu mooy seen liggéey ndax kiy jàngal aw nit rawatina sax ñi nga xamante ne àgg nañ ci njàng mu kawe ñooñu ñooy ñi war a tabax ab société moo tax léegi bi nga waxee ni yéen a ngi toog di waxtaanee université bi maanaam yooyu xeetu waxtaan yan la da ngeen di fàttaliku seen démb foofu wala boo jafe-jafe yi université am ngeen di waxtaan jotuñu woon sax dugg ci jafe-jafe université am mais comme ñu ngi doon doog a daje tey rek waaw ñuy waxtaan waaw kenn ku nekk di waxtaan waaw fan nga jógee waa jàmm sante ndaxte dadi moom juriste waaw man ma nekk économiste waaw ma ne ko booy xool ñaar yëpp benn la ndaxte ca université ba ma jógee faculté des sciences économiques ak faculté des sciences juridiques et politiques benn la woon en 2008 la ku nekk am say bâtiment ci loolu lañ doon waxtaanee dañu naan économie ak droit sorentewuñu lool waaw benn faculté la woon quoi waaw ci loolu waaw ba 2008 lañ leen taxale léegi tey nag ñun ñu dajalewaat li masha Allah ñu dajalewaat am ndemeen akum juufeen ñaa ko dee tukulóor ak séeréer la fii dina xumb macha allah kontaan nañ lool ci loolu maa ngi wax léegi bi may introduire que ni dañoo war a waxtaanee crise économie boole ci nag Covid 19. Covid 19 moom buñ koy jàngat dañuy wax maanaam yi nga xamante ne def na ko ci population bi bari na lool jafe-jafe yoo xam ne indi na ko li tax nag ñu xaw koo ber moo crise économie ba noppi boole leen mooy dafa mel ni Covid bi fi la fekk crise bi ndaxte tàmbali na ci at yee ñu génn àdduna commencé amee jafe-jafe ñi amoon tuuti daanaka amatuñ dara ñi amoon lu bari tàmbalee am tuuti léegi loolu defe naa bu amee rek moom la ñuy tuddee crise docteur noo ñuy jàngatalee crise économie bi maanaam niñ ci doon dundee ak ni mu xawoon a jafee léegi Covid bi ñëw teguwaat ci kawam. waaw comme ni nga ko waxee noonu la adduna bi ci boppam moo traversé crise économique décennies yi ñu génn. Crise économique nag saa yu amee day am lu ko sabab ñun ci angle bi ñu koy analyser mooy que ni fitna yu bëri yi nga xamante ni tegu na ci kaw adduna bi am na ay répercussions ci wàllu économie fitna yooyu nag yi ci ëpp ñàkk dal daf cee bokk ndax boo seetee siècle 21e siècle bi dafa ubbeekoo ci terrorisme États-Unis 2001 terrorisme bi frappé leen mu frappé leen ci seen symbole yi gën a mag maanaam seen symbole ñu frappé leen ci seen puissance économique ak ci seen puissance militaire maanaam World Trade Center bi ak Pentagone moo doon symboliser ndëgërlaayu États-Unis ci wàllu économie ak ci wàllu militaire mu am répercussion ci àdduna bi yëpp terrorisme bi nekk phénomène international États-Unis jóg ak ñi mu àndal bëgg a faagaagal terrorisme gis nga ni fan yi génn ñu ngi jóge Afghanistan parce que def nañ fa plus de 20 ans di xeex terrorisme après mu law ba ñu dugal ci yeneen yoo xamante ni xëy na peut-être sax bokk ci woon ñu dem ba di ko méngale ak islam ñu yeneen juddu si islamisme xam nga ñuy dem di naan terrorisme islamique et cetera adduna bi jaxasoo mu dem ba law ci Afrique sow jant nga gis mu am ay ramifications yeneen mouvement juddu Al-Qaïda moo fi nekkoon au début des années 2000 Al-Qaïda dem ba jur AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique boobu dem ba jur Boko Haram dem ba jur nu mu tudd bi mujj fan yi yooyu yëpp daal waaw yooyu yëpp day nekk ay menaces tere état yi fonctionner normalement te économie état moo koy ŋànk état yëpp jël seen doole yëpp def ko ci xeex terrorisme indiwaat stabilité ci adduna bi loolu
nekk benn répercussion bu extraordinaire ci wàllum économie. mu dem nag ba crise bi ñëw fekk si loolu. yëf yi gën a jaxasoo waat. dëgg la tey question bi mooy que ni nan la état yi di taxawoo. ba crise bi Covid bi ñu mën ko saafara. ba pare mun a sukkaliwaat économie réew yi. tey dëkk yi ko comprendre xëy na bu Covid bi jeexee ñoom ñooy gën a ñàkk am problème ci wàllu économie. mais état yi ko comprendre jour bu fi Covid bi jógee ñoom ñooy gën a am complication. ak nu mu si mënta demee complication moom dina am. te mat na sëkk nit ñi bàyyi ci xel xam ni jour bi fi Covid bi jógee complication ci wàllu économie dina am. te nit ñi ñoo koy gën a ressentir. kon crise bi ñu doon dund nii ak li muy jafe-jafe ba Covid bi ñëw après Covid itam mën naa bu mel noonu mën naa amaat am. waaw mën naa amaat parce que tey dañoo jël doole yi état yi amoon yëpp maanaam budget yi état yi amoon yëpp ñu jagleel ko xeex. Covid bi tey am na ay pàcc yu bëri ci wàllu économie dafa mel ni dañ leen dugal ci frigo bi. mais tôt ou tard dinañ leen génnewaat économiste bi moom ma ciy gën a mën a sori sax mais li ma mën a xam daal mooy que ni ci wàllum état. taxawaay yi état yi war a am ci xeex Covid bi. dina am ay njeexantal ci économie bi te loolu jar na nit ñi sóoraale ko. jar na nit ñi préparé wu ci loolu. ndaxte difficulté dina am. difficulté dina am jafe-jafe dina am. léegi nag nan lay état yi di ñëwee ci population yi ñëpp àndandoo pour mën a relancer économie yi. loolu mooy question bu mag. lu am solo la dafa mel ne jaar naa ñun bu fekkente ne yëf yi dañuy xool li ko indi. bokk na ci ñàkk jàmm gu tàmbalee am ci àdduna bi. loolu nag kenn du ci génnee loxol politique. ndax ci politique la ñuy indi ay tur ci la ñuy indee groupe buy songu ab groupe. ci la ñuy indee aw doxalin ci la ñuy indee tëralin. loolu yëpp nag dafa am benn tabax bu mu fi fekk boo xam ne maanaam taxawaayam day jariñ askan wi. su ma koy wutal tur mën naa koo tudde kon mu nekk économie wala mu nekk koom-koom. léegi koom-koom moom dafa am ay soldats dafa am ay noon yoo xam ne bu ñu ñëwee dañ koy mabbu. dañ koy dikke boor bu ne. lii benn la ci. en tant que nag koo xam ne xam-xamam jëm na ci fànn googu. loo ñu ciy indi. jërëjëf Serigne Mbacké. comme ni ko sama naataango waxee léegi rek. docteur Khady effectivement noonu la demee. léegi bu ñu resserrer angle bi ci côté économie ñu koy tuddee koom-koom koom-koom dafa doon loo xam ne mën nañu wax sax ne moom moo yor réew ndaxte ci li ñuy saytoo li ñuy nattee ndax réew mi ngi jëm ci kanam maanaam indicateur de croissance économique boobu noonu d'accord loolu ci koom-koom bi lañ koy jëlee donc crise yooyu bu ñëwee da koy gàllankoor koom-koom bi ndaxte su ma koy faram-fàcce koom-koom dafa am ay bànqaas yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo koy téye ñoo koy doxal ci bànqaas yooyu noonu tey mën naa jël jënd ak njaay dafa bokk ci bànqaas yoo xam ne dafay téye koom-koom mën naa jël ci bànqaas yooyu noonu santé wér-gu-yaram dafa nekk ci loo xam ne ci bànqaas yoo xam ne day tëral koom-koom ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc crise boobu noonu bu ñëwee rek ala kulli aal dafay gàllankoor koom-koom bi ba tax na comme ni mu ko waxee ci wàllu politique état tam dafay taxaw di maanaam mën a protéger lépp loo xam ne dafay ñëw pour naxasal koom-koom boobu noonu bu ñuy wax nag ci Covid bi moom nga jël wér-gu-yaramu nit ñi lay ñëw attaquer directement te nit ñi seen bu ñu wérul koom-koom bi du mën a dox foofu nag état day am lu ñuy wax benn jafe-jafe jafe-jafe bi mooy lan ndax day bàyyi nit ñi feebar suqali koom-koom bi benn mu ngi noonu wala ndax dafay faj nit ñi bàyyi koom-koom bi feebar foofu nag bu fa tolloo dañu naan day def arbitrage day xool ndax day bàyyi bi jéem a faj bële wala ndax day faj bi bàyyi bële wala day jéem a xool nu mu leen di méngalee pour ñaar yëpp mën a dox waaw. loolu mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a am. ndax itam li may gën a déggee say wax bu ma koy méngalee ak feebar bi. contexte bi ñu dund. mooy yi nga xamante ne dafa mën a yàq économie. wala yi tax économie jëm ci kanam wér-gu-yaram da cee bokk. parce que ku wérut doo liggéey. léegi nag bu fekkonte ne tawat la ju ma dal wala mu dal kenn kooku mooy maanaam day tëdd. waaye corona moom angle bi dafa gën a yàqu. parce que dañ ñaan bu nit ñi dajee.
léegi ñi waroon a dem liggéey daje bi day nangam léegi investiture bi waroon a dem buñ tëjee frontières yi déplacement day jafe nit ñi dootuñu amati courage pour jëm loolu ci kanam a kanam léegi docteur loolu bu amee taxawaay yan la ci état yi war a am parce que wax nga léegi ne question bi mooy ban taxawaay la ci politique yi war a am kon ñoom ñooy ñi war a indi solution bi ci point boobu. ñoom ñoo war a indi solution bi mais problème bi mag bi mooy que ni affaire yi daf leen a bett. dafa bett état yam ba tax na bi mu bettee état yi solution yu njëkk yi am seen yi nekk seen bët yooyu la ñu appliqué maanaam tëj frontière yi ku nekk tëju sa biir kër sa biir état ñu ne nañu arrêté activité yëpp nañu wàññi dajaloo bi nañu wàññi déplacement yi parce que instant boobu noonu dañoo jaaxle woon solution amagul woon mais tey Covid bi def na ñaari at waroon nañu toll foo xamante ni évoluer nañu ci wàllu mesures yi mais man li ma jaaxal mooy que ni ci ñaari at yu ñu weesu boobu ba léegi même mesures yi la ñuy teg dëgg la maanaam mesure barrière nañu soriwante nañu wàññi activité yi Serigne Mbacké li nga xamante ni essayé nga ko ñaari at gisoo ci résultat normalement waroon nañu mun a évoluer ci xalaat ci stratégie jéem a fexe indi yeneen stratégie mais dafa fekk ni que ce soit état yu puissant yi ak wala ñi gën a néew doole ñëpp instant yi ni ci même mesure yooyu la ñu nekk ba tax na instant affaire dafa mel ni dafa dépassé état yi dafa dépassé population yi dafa dépassé borom xam-xam yi parce que problème fondamental bi mooy que ni ba léegi mënuñu borom xam-xam yi spécialistes yi ci wàllu santé mënaguñu waxee ci benn kaddu boo seetee même ci wàllu vaccin yi waaw ñoom dafa mel ni ñoom problème ci seen biir bu kii waxee nii kii wax kii waxee nii kële wax na le ba ci wàllu vaccin yi dem nañu ba ku nekk dafa brandir sa vaccin wu bopp te kenn wóoluwul vaccin wu moroomam loolu affaire maanaam politique daf cee dugg kenn ku nekk bëgg a wane dooleem wala parce que boo ko xoolee tuuti ci wàllu relation internationale dafa nekk loo xamante ni question de souveraineté économique daf cee bokk parce que Covid bi boo xoolee enjeu yi ci ginnaaw enjeu de repositionnement sur la scène internationale daf ciy nekk d'accord maanaam bu Covid bi jàllee nan la ñuy redistribuer waatee carte yi ci wàllum hégémonie internationale d'accord maanaam kan mooy yore lenge yi effectivement ci wàllu international kon parce que boo xoolee bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale États-Unis dafa positionné wu parce que dafa am monnaie dollar mu nekk arme bi nga xamante ni moom la ŋànkee adduna bi mu am puissance économique mu toog ci mu am puissance militaire mu toog ci muy doxal adduna bi relation internationale ay cycle lay doxee gis nga boo jëlee 1945 mooy dox nii ba ci Covid bi cycle après deuxième guerre mondiale ci Covid bi la yem bu Covid bi jeexee beneen cycle dina commencer moom la ñuy wax cycle post Covid te cycle post Covid boobu noonu day jaxasewaat encore relation internationale yi ba nga xamante ni dina am peut-être beneen puissance buy émerger mooy doon gendarme monde bi te loolu enjeu yi ci Covid bi lay joué donc loolu aussi état yi dañ koy sóoraale ba tax na wàllum vaccination bi wàllum xeex Covid bi wàllum affaire yu bëri daf ci laxasu loo xamante ni état yi xëy na duñ ko fësal noonu mais pour ëllëg ci biir bu Covid bi jeexee ñu nekk puissance économique mondiale loolu daf ci très bien lu am solo la te itam day xaw a méngoog li olof di wax bokk ci coow li xam li xew a ko gën léeg-léeg corona moom wala Covid 19 ànd naag riir moo xam ne nit mën naa bokk ci coow li waaye du xam li xew naka noonu vaccin yi noonu la àndeek moom itam ci coowul boppam ndax yu baree bari rax na ci ñëwal nga ñu ci wàllu histoire léeg-léeg àdduna day dem ba toll foo xam ne bu doon nit la day soppi mbubb
wala benn mu summi ko teg fële wala mu wëlbati mbubbam bu boobaa nag ñenite ñëpp dañuy daw kenn ku nekk bëgg bu lampe bi takkaatee nga am tooguwaay bu baax kon daa mel ne fi mu ne réew yi ci course lañ nekk kenn ku nekk am fu mu jëm mais loolu noo ñu koy jàngatale ak it économie parce que tey day mel ne corona bi maanaam Covid 19 bi am na ñuy jàpp ne bu doon tax luñ mën a wax parce que lu ay bakkan di dee la kenn du foyee kon dañ naan est-ce que du ay loxo sax ñoo ko togg indi ko ndax am yuñ bëgg a soppi ak yuñ bëgg a samp. waaw loolu sax amoon na fii feebar bi di toll. daan nañ ko dégg. dëgg la ñu ngi naan amaana ci Chine la jógee. ñoom ñoo ko créé ñi naan déedéet am na ñeneen ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñoo ko créé comme li ko docteur Hadi waxee rek. noonu la. ndaxte depuis deuxième guerre mondiale jeex. Amérique moom moo fi nekk. waaw parce que moo gagné woon. guerre bi dëgg la. defar monnaie muy dollar. mu nekk monnaie boo xam ne moom la ñu wax ne moom moo gën ci monnaie yi. tegaat fi nag ñaari institution li ñu doon tuddee institution de Bretton Woods. waaw benn bi ñu koy wax FMI benn bi ñu koy wax Banque mondiale. kon Amérique moo doon doxal. dëgg la waaw léegi bu ñu ñëwee ba 2020. Covid bi ñëw. gis nañ ne état yi ku nekk commencé nga di jël position. même boo gisee sax ñun suñu dëkku Afrique yi nga xam ne suñu doole taxu koo bëri gis nañ suñu yenn chef d'état doon wax nouvel ordre mondial. di wax ne li nga xam ne. dañ koo négocier woon ba deuxième guerre mondiale jeexee. te Afrique amu fa woon place toogul woon ci table ba. léegi dañoo war a am foofu place léegi léegi màgg nañ daal xam nañ li xew màgg nañ léegi nag waaw war nañ. xam nañ li xew war nañ fa am chaise war nañ fa am toogin. mais loolu bu ñu ko indaatee tuuti ci côté économie waaw. dafa am solo bu ñu ko indee ci côté économie dafa am solo tax ma ne dafa am solo tey nekk nañ ci àdduna boo xam ne mooy li ma wax léegi rek dëkk yi dëgg la puissance militaire mu ngi fi yeneen puissance mu ngi fi mais à chaque fois dañ la naan les pays développés. te bu ñu naan les pays développés xel yi fan lay njëkk a dem rek ki nga xam ne moom moo ëpp koom-koom. bu ñu nee pays développé rek lan la xel yi di njëkk a dem rek ki nga xam ne moom moo ëpp koom-koom. dëgg la kon koom-koom boobu noonu dafa am solo. moo tax actuellement dëkk yëpp a ngi positionné wu. ku nekk a ngi positionné wu. di xool maintenant post Covid bi. nan la ordre mondial bi di demaatee. ndax Afrique dafay toogaat. fi mu doon toog ba léegi. wala ndax léegi Afrique dinañ ko gën a jox gëddam. mais nag loolu noonu dëkku Afrique ñoom ñoo ko war a mën a wone. tey bu ñuy jël ci côté croissance. certes avant Covid bi gisoon nañ ay jéego. Afrique. avant Covid bi gisoon nañ ay jéego. ndaxte booy jël ay dëkk yu mel ni Sénégal. en 2019 ñu ngi woon pratiquement 7%. dëgg la à 7%. Covid bi moo ñëw moo tax mu wàcc. ba doon waaj a ñëw 1. kon Covid bi dafa laal suñu économie ñun bu baax dafa wàccee koom-koom bi bu baax. jëlee ko juróom-ñaari tomb. ba benn. laal na ko bu baax a baax a baax. waaw boo gisee. parce que loolu daanaka sax dama naan xaw tuuti kon nga ne kenn ku ne xaw na koo mën a natt ci boppam. waaw kay ku nekk boo xoolee sa poos rek ci liggéeyam ak ci doxalinam. waaw bu ñuy wax côté économie xam nañ li tax li ko waral. dëgg la parce que nee comme li ngeen wax léegi rek bu ñu génn nañu wàññi dajaloo bi. dañoo tëjoon. dëgg la am na jëm nañ sax ba ne léegi bu 19h jotee bu kenn génnati ci mbedd mi. bu 19h jotee na ñëpp toog seen kër. bërëbu liggéeykaay yi. université bi ñu nekk ñu tëjoon ko. donc loolu yëpp dafay wàññi comme mu dëkk. dëgg la waaye itam gis nañ ne après deuxième vague bi troisième vague bi di annoncé wu mesures yooyu noonu ñu jëloon. xaw nañ koo wàññi tuuti. ndaxte nee nañ léegi nañu fexe xool nu ñuy dundee. ak Covid bi ànd ak moom waaye bu mu ñu laal. ndaxte mënuñu bàyyi koom-koomu réew mi. sooxe. loolu moo tax jamono ji may wax ak yow nii. yenn cabinet yi boo jëlee sax ANSD seen saytu ñu mujjee def nee nañ fi mu toll nii xaw nañ yéegaat jóge nañ 1% yéegaat ba 5,2%. biñ tàmbalee jéem a dund ak moom biñu tàmbalee jéem a dund ak moom maanaam bañ a toog fas suñu loxo ne dañuy bàyyi ba mu jeex. waaw kay ñu jéem a xool waaw ñu kay ànd ak moom. jóge nañ 1% yéegaat ba 5,2%. te nee nañ tam bu ñu ko continuer nii am na ay prévision ay saytu yu ñu def. ne fi yax 2022. mën nañ yéegaat maanaam fi yax at rek. mën nañ yéegaat ba 7%. d'accord bu ñu bàyyee affaire d'accord yooyu ay natt la de yoo xamante ne loxo yi ay kilifa ñoo ci war a taxaw léegi ci wàllu politique laay dellu si bu baax a baax nag ndax itam dañuy faral di wax ni njiit li tax mu jiite mooy daa war di gis li jiitu li war a ñëw di prévoir
di waaye toog rek ba dara xew nga daal di réactionné loolu xawtu di ko nga ni ñëpp a ko man waaye nag dogu ci mbir am ci yaakaar am ci góorgóorlu loolu mooy problème bi wax jooju sax xaw naa génn Sénégal waaye laawaale na Afrique gépp ndax ñun suñu problème yi ñu dund ci suñu biir te Covid fekk ñoo moom sax da nga naan est-ce que gënta garaaw far Covid bi waaye Covid bi dafa laalaale àdduna ba dal suñ kaw loolu yan taxawaay lañ ci war a am. xam nga ñun li gën a naxasal suñu état yi mooy que ni ci lu bëri dañuy réagir. maanaam dañoo nekk ay état yoo xamante ni sunu ay prévision dafay faible. c'est vrai que am nañu ay bànqaas yi nga xamante ni loolu mooy seen liggéey wax na léegi waxu ANSD. Agence nationale de la démographie et des statistiques. ñoom ñoo war a saytu ñoom ñoo war a joxe ay prévisions. pour mën a dimbali décideurs yi. ci seen processus de prise de décision. mais parfois comme ni nga ko waxee politique daf ci laxasu parce que ñun suñu problème bi gën a rëy Afrique ci wàllum doxalinu réew affaire de parparloo daf cee nekk affaire de lu ñuy calculer ci wàllum lii su ma ko defee lan la may jural ci wàllum élection dafa métti dëgg la te domaine boo jël nag noonu la fay demee li ci ëpp li ñuy gën a mën a def mooy def loo xamante ni day fësal nit ki mais fekk boo demee ba ci biir njeexantal bi demeewu fa noonu. léeg-léeg dañuy fàtte njariñ li ñëpp bokk. dañuy fàtte ndax njariñul kenn ndax njariñul kenn. ndax lim ko mën a indil ci wàllum élection lim ko mën a indil ci wàllum électorat et cetera. loolu moo naxasal li ci ëpp suñu doxalinu réew yi. parce que français da koy wax gouverner c'est prévoir. effectivement mais ñun boo xoolee tuuti Afrique gouverner c'est réagir. ba ci mbënd bi ñuy dund. waaw moom laa tuddee problème yi suñu problème biir yi ñu am. problème biir waaw. dañuy toog at bi yëpp. noor bi yëpp. doo dégg ñuy waxu mbënd bi. déedéet balaa ñu koy wax rek mois de août septembre jot. taw yi ñëw. bu tawee ba taa daal bu tawee ba taa coow après bu sewee ñu ñëw voilà indi ay motopompe ŋàcc def ay discours après dem nañu ba tàggat sax population yi ci noonu. dëgg la te loolu baaxul. loolu du jëmale réew kanam. parce que day mel ni yow at mu nekk fi ngay fecc rek foofu ngay fecc. wala ngay def 2 pas en avant nga defaat 3 pas ci ginnaaw. dëgg la loolu du avancer loo réew boo koy doxal dafa war a aju ci ay prévisions. comme ni nga ko waxee yow da nga war a gis fi nga xamante ni population yi seen gis-gis eggul foofu. dëgg la parce que yow da nga am ay bànqaas yu lay xelal. da nga am ay information yi ngay am te man wala yow wala sama collègue amuñu ko. dëgg la yooyu yëpp daf lay war a dimbali ci ni ngay jëlee décision. ci fi ngay jëmale réew mi ci fi ngay teg sa tànk fi ngay teg tànk réew pour yëf yi mën a dem ci kanam. waaye ñun li naxasal suñu démocratie li naxasal suñu ay institution mooy que ni lépp lu ñuy def day lalu ci ay calcul surtout bu dee nag dafa tombé ci période électorale. waaw surtout ne ni. waaw xam nga 2022 ñu ngi dem ci élection locale. lépp lu ñuy def. ñu ngi koy nattaale ci loolu. ñu ngi koy nattaale ci élection locale. waaye tey boo xoolee mbënd mi ñu ne dugal nañ si 30 milliards. ba tey boo jëlee Dakar yëpp. nit ñi nekk ci ay ndox. waaw te du ñu wax responsabilité yi Serigne Mbacké la wala Serigne Diouf la. waaw. day kéemaane. day kéemaane maanaam jaadu woon na. tey ñu ne. ñi ñu joxoon xaalis boobu noonu pour ñu investir ci wàllu mbënd bi ñu ne. kaay leen wax ak askan wi. donc ñu natt leen fan ngeen ko def. natt leen fan xaalis bi fu mu dugg lan ngeen ci def lan moo des. et cetera mais mënuñu chaque année ñuy dund même problème yi te buñ ko indiwaatee ci Covid bi aussi noonu la. buñ ko indiwaatee ci wàllum wér-gu-yaram bi tamit noonu la. chaque dañuy nekk rek di def benn pas en avant defaat ñett ci ginnaaw. parce que ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk ressources yi pour indi solution. kenn du leen saytu. effectivement loolu la ñuy wax souvent
ci science politique évaluation. lépp loo gis évaluation daf cee baax. dëgg la kuy defi moom dañ laa war a wax li ngay defi nattal la jox la boo defee ba noppi ñu natt nag xool ba xam ndax bi ñu defee réforme constitutionnelle 2016 bi dañoo yokk doole assemblée nationale. dañ ko ne léegi yokkal nañ la lu ñuy tuddee évaluation des politiques publiques. maanaam bépp programme bu état tëral. assemblée nationale am na sañ-sañ léegi évaluer ko. woo ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk laaj leen. xaalis bi fu mu dugg. li ñu leen dénkoon nan ngeen ci def. et cetera et cetera. mais 2016 ba léegi kenn gisul fu évaluation. lu am solo lay wax waaye ci dafa duggaat ci wàllu économie. xam nga ñun corona dafa ñëw feeñal suñu yu bari. waaye dama naan fekkoon nañoo ak moom. xëy na feebar bi moom feebar bu bees la. boo xamante ne ni ñu ko waxee loolu médecins yi ñoo ciy gën a mën a développer lu baree bari. waaye suñu façon. li ñuy dal loolu daf ciy feeñ. maanaam buñ jàmbaaree lool mën a organiser lool parce que boo demee ci réew yi nga xam ne ñoom góorgóorlu nañ ci loolu. bi maanaam crise bu ñu am da ngay gis ñu am façon buñ ko seeree boo xam ne. day feeñ ci ñoom ni ñu meloon démb avant crise boobu di ñëw. ñun nag docteur bi affaire bi ñëwee rek. dañoo daal di tudd wàllu xaalis. gannaaw bi njiitu réew mi dajee ak opposition bi dajee ak ñi fiqal réew mi ñëpp. dañoo daal di génnee ay milliards yu bari loolu ku ko tudd da ngay tudd économie. parce que da nga naan buñ milliards yi fan la jógee. loolu fan la jëm. ndax loolu mooy lii saafara wala saafara su jur jàngoro lay doon. loolu noo koy jàngate. waaw jërëjëf Serigne Mbacké. effectivement crise bi bu mu yegsee rek. comme li nga wax kenn xaaru ko woon. dafa jékki-jékki rek. ne jëmm taxaw suñu kanam. léegi bi mu nee jëmm na taxaw suñu kanam gars yi xam nañ ne économie bi lay njëkk a song. waaw parce que ku wax wér-gu-yaram rek. mooy li ma wax léegi rek économie bi lay song. léegi moo tax nguur gi ñoom ñu gisee. ñu ne dañuy def li ñuy wax plan de résilience. maanaam teg loo xam ne dinañu mën a tax ñu baare Covid bi. pour mu bañ a song askan bi. léegi seen plan de résilience boobu lan lañ njëkk a xalaat. dajale xaalis bu bëri mais dajale xaalis bu bëri boobu pour lan la woon xamoon nañ fi ñu jëm xamoon nañ ne dinañ confiner mooy xamoon nañ ne dinañ tëj nit ñi seen kër nit ñi boo leen tëjee seen kër moodu wala masamba mi nga xam ne day dem di foraatu maanaam di dem di jaay fii wala am benn place fële dañ ko ne mu toog këram même ñi nga xam ne am na ci yenn barab yu ñuy liggéeyee ñooñu itam di ngeen ne ñu toog seen kër kon nit ñooñu noonu mënoo leen rek wax ne toog leen seen kër foog nga am benn ndimbal boo xam ne moom nga leen di jox nit ñooñu ñoom ñooy liggéey ci entreprise yi ñoom ñooy liggéey ci yenn sociétés yi kon société yooyu itam seen koom-koom dina wàññeeku léegi société yooyu itam pour seen koom-koom wàññeeku état bi foog mu dimbali leen loolu moo taxoon nag ñu ne nañu dajale benn xaalis bu nekk seen gis-gis bu njëkk pour mën a dimbali ñooñu après ci lu ñu gis ñu jënd ceeb diwliñ même yenn sociétés yi ñu ne la bul fayati impôt bay nañ la ko ba mais loolu bu ñu ko doon évaluer parce que wax ngeen léegi itam ci évaluation dëgg la loolu itam bu ñu ko doon évaluer gis nañ ne même bu njëriñ bi bëriwul quand même xaw na am njëriñ ndaxte après wax naa sànq ci sama kàddu gis nañ ne après économie bi maanaam tomb yi doon na commencé di yéegaat mais xam nga crise boo xam ne liñ naan c'est dans l'avenir incertain xamoo kañ lay jeex xamoo kañ lay jeex peut-être yaakaaroon nañ ne bu ñu mobiliser 1000 milliards yooyu teg ko bu ñu dundee ba 2020 bu 2020 jeexee rek bu ñu ñëwee 2021 ñëpp yaakaaroon ne janvier 2021 crise bi dootul kam ñëpp dañoo mel ne dañ doon xaar corona moom mu am fu muy yem voilà waaye nag nii muy doxee nii kenn xamul ñu gis ne nag léegi fi mu toll nii mu ngi dem bi ba ñu naan 3e vague actuellement kon mu wóor la ne mbir mi du xaalis kese léegi moom moo koy faj am na yeneen yoo xam ne war nañ ko mën a teg pour faj ko foofu lañ toll fi mu nekk nii moo tax su may ñëwaat tuuti rek ci côté Covid Covid bi mooy li may wax léegi dafa jommal àdduna waaw dafa nekk loo xam ne mën naa wax sax ne gis nañ fi crise bu ne gis nañ fi pandémie bu ne gisoon nañ fi jamono biñ daan wax am man naa fekke wuñ ko mais doon wax peste doon na am mais bii ci li muy faagaagal doomu aadama ci li muy rey ci nit yaakaar naa ne depuis l'histoire de l'humanité bii moo leen ci jaaxal mi ngi soog a am bii mu ngi soog a am léegi nag
Afrique man foofu laay gën a tourner débat bi. Afrique tey lan la ñu indi. ñoom lan mooy seen contribution. ci xeex bi lan la ñu indi. waaw lan la ñu indi. wax ngeen léegi ci côté vaccin. dégguma seen vaccin ñoom. waaw boo xamante ne àdduna bi. doo ko dégg. da ngay dégg ñu naan Sénégal boo waxee ñu ne la Johnson mi ngi fi ñu ne Amérique la jógee. Sinopharm mi ngi fi Chine la jógee. Pfizer mi ngi fi fii la jógee. mais ñun Afrique. lan dara. mais defar vaccin gars yi nee nañ yombewul noonu ah. yombul dëgg la. dëgg la waaw defar vaccin yombul. mais maanaam Covid bi. ñun dañ ci war a am jàngat. dëgg la waaw. dañ ci war a am jàngat. dëgg la xoolaat. dëgg la taxawaayu Afrique ci économie mondiale. ndaxte am na loo xam ne mu ngi fi de. nee nañ boo doon jël ci richesse suuf. boo jël continent africain rek. li ëpp plus de la moitié. maanaam bu ñu koy wax ci olof plus de la moitié. maanaam boo doon jël. téeméer bu juróom fukk yi li ëpp juróom fukk yi. mu ngi fii Afrique. ci liy suqali àdduna bi fii lañ koy jëlee def suqaliku ci ñun ñu demaat ñaaniwaat ñu demaat ñaani le tey ci loolu su ma jëlee garab même yi def pour muy faj. waaw mais garab yi. ci yenn garab yu bëri fii la am nañ garab yu bari yoo xam ne buñ ko xam naa waroon naa bokk ci ñu xool itam. waaw donc loolu yëpp da doon ay mbir yoo xam ne daal dëgg neex yàlla Afrique war na xoolaat taxawaayam. dëgg la waaw war na xoolaat taxawaayam bu baax a baax ci économie mondiale. dëgg la docteur ñaari jaxasoo la muy économie bi mu daaneele waaye itam ak crise bi ñaari crise yi muy mu ne crise sanitaire bi ak crise économique bi léegi yooyu jaxasoo gi mu jaxasoo dafay feeñal taxawaayu ay kilifa. léeg-léeg ñun suñuy kilifa daamaa xamul ba xam day dadi nañ ma baal lu ñëw ñu politique ko wala ñun ci suñ bopp ñooy nit ñoo xam ne dañoo politique ba mu ëpp. waaye loolu dafa mel ne feeñ na ba ci ni nga xamante ne noonu lañ doon seeree li nga xamante ne mooy corona bi. léegi maa ngi ci virage bu mujj bi jeexital yi mu def ci askan wi jeexital yi mu ci def dafa mel ne da caa bokk ñi ñu waroon a wóolu ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dañ naan waaw ñaar ñii kenn mënu leen cee génne wala ñett muy jàngalekat bi muy docteur bi. muy ki nga xamante ne ni mooy sa njiit parce que yonent bi dafa waxoon ne maanaam kilifa du fen njabootam parce que bu xasee ba wax leen lu du dëgg benn yoon boo waxatee dëgg duñ ko gëm te loolu mën na leen a lor nooy jàngate suñu diggante noonu ak ñoom. lu am solo. nga fi wax gis nga ci askan. ku nekk dañ laa war a jox cër bi nga moom. Covid bi feeñal na loo xamante ni da ngay gis souvent nit. yàlla am lu mu ko dénk. nit ñi bëgg a fokkati cër boobu ci moom. gis nga gestion Covid bi. kenn waru ko woon teg ci loxoy politique. gestion Covid bi. ñan lañ si waroon jiital mooy ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum wér-gu-yaram. gis nga suñu faculté de médecine bii. ñiy xeeb ni ëpp naa def. ndaxte yàlla defal nañu loo xamante ni bokk na ci faculté de médecine yi gën a mag ci Afrique. la preuve tey boo jëlee ñu bëri tey bu ñu amee problème wér-gu-yaram Maroc la ñuy dem faju ci waaye Maroc ñun ñooy former seen ay médecins. Maroc ñun ñooy former seen ay médecins dem nañu ba boo demee tey faculté de médecine 50% ngay am effectif étudiant marocain Sénégal. donc mais dañoo dem ba ci biir ñu gis ni politique bi dafa dem ba naxasal science bi. waaw politique bi daa dem ba naxasal science bi. dëgg la foofu la ñu njëkk lajje. ci wàllum gestion Covid bi. dañoo war a delloowaat scientifique bi. ci wala boog politique bi jël ci doole politique am dooleel ko. wala comme ni nga xamante ne Maroc fii lañ ñuy formé woo ak réew yu bari waaye boo demee seen plateau médical daal di gën suñu bos bu baax. waaw léegi loolu mooy taxawaay bi dëgg-dëgg. gën suñu plateau médical bu baax. loolu volonté politique daf cee. dëgg la waaw kay volonté politique daf cee bokk. te waroon suñu plateau médical waroon na dépasser fii. ndaxte ñun li gën a jafe lii la ñu am. mooy ressources humaines yi. waaw. am ay professeurs yu xarañ. dëgg la ci wàllum. dëgg la santé. effectivement ci domaine yëpp. domaine boo jël. ñu si gën a xarañ ci Afrique ci àdduna bi. ñu ngi fii. dëgg la te ñu am chance tamit demuñu bitim réew ñu ngi fii. waaw dëgg la.
te laajuñu lenn lu dul ñu mettre leen ci condition yoo xamante ni dinañ mën a liggéey à part loolu laajuñu dara dëgg la mais politique fépp fi nga xamante ni dañ ko jox doole ba mu ëpp yeneen bànqaas yëpp day naxas ndaxte ñun ni ñuy defee politique moo doy waar dëgg la ni ñuy defee politique moo xaw a doy waar ba tax na ni loolu mooy foofu la ñu njëkk lajjee ci wàllum gestion Covid bi mu dem ba affecté nag nit ñi population yi seen rapport ak jàngoro bi ci boppam dem ba def lu ñuy woowee désacraliser parole politique bi dañoo dem ba parole politique bi tey maanaam moom ak parole mineur la ñu yemale xam nga xale boo xamante ni yeggagul âge maturité kooku bu waxee tamit da ngay jàpp ni rek waxu xale la dem nañu ba tey daanaka waxu politiciens yi fa lañ ko teg te loolu dafa garaaw ndaxte ci parole boobu noonu la ñu war a gindee askan léegi bu ñu demee ba ñu soofante waaw nga xam ne léegi déglootuñu leen wala bàyyeetuñu xel ci li ñu wax wala balaa ñuy mën a bàyyi xel ci li ñu wax ñoom il faut que ñu wëlbatikuwaat ñëwaat ci nitu diine yi pour ñu dimbali leen ba seen kaddu am fu mu yegg. est-ce que loolu yóbbewuñu sax fi ñu agsi nii nga xam ne dafa mel ni ñoom dañoo far seetaan léegi ndax yi ñuy wax ne nañ ko bàyyi xel dañ koy ñaan askan wi wala ñu def ay rappel rek waaye na meloon bu njëkk nga xam ne dañuy ñemee dóor ci taabal ji daa mel ne itam bu fekkee dañoo dem ba ñu gis ci lu ëpp dañ leen see nax xam nga boo demee ba nga dégg ñu ne mobiliser nañu 1000 milliards pour xeex Covid bi te gisoo fenn fu mu amee ay njeexantal ci dundinu askan wi ba pare ñu continuer di leen naan toog leen seen kër yi dandante leen bu leen def cérémonie te ñoom ñu koy def day doy waar dëgg la man mënuma la tere dara ba pare wëlbati ko di ko def du yoon mënuma jël sa yooyu moom ay njuumte la vraiment ay njuumte moom vraiment ay rëy yooyu nag ñoo dem ba naxasal seen kaddu ba nga xamante ni kenn bàyyatu ci xel dëgg la léegi ils sont obligés di delluwaat ci këru diine yi pour ñooñu dimbali leen pour nit ñi bàyyi xel ci li ñuy wax effectivement jërëjëf docteur xam naa ñu dalal xelu nit ñi bu baax émission gindi day jéem a gindi askan wi moo tax ñuy jéem a waxtaane tolluwaayu réew mi lii sax mën na maa wax ne tolluwaayu àdduna bi Sénégal ab pàcc la ci biir àdduna bi moo tax buñ jàppee ne dañuy rawale suñ bopp nax nañ suñ bopp ndax réew mi tawat ji tàmbalee woon ci réew yi gën a soreek Sénégal la bokk taxaloowuñ ci benn boor waaye nag daa jékki-jékki ci dox bu gaaw diggante fin 2019 ak mars daanaka tawat ji daj kapp àdduna ba ñun sax ñu tàmbalee tiit ci suñ bopp léegi nag loolu day tegtale ne àdduna moom menn penc la léegi lu yendu fële rek fanaan si na fii waaye nag kon nag nit ñi yenn nit la ñu war a doon foofa góor ña fa nekk tey takk tubay di góorgóorlu ak ci àdduna bi suñuy jiit ak suñuy médecin ak ñun citoyens yi itam noonu la ñu war a mel gannaaw doonuñu ñoo xamante ne dañoo am barrage bu dox suñu digganteek ñoom docteur bu ma la doon déglu ci solution yi loo yaakaar ne moo ñu mën a génnee ci li ñu nekk lan la waaw tey bu ñuy wax ci solution yi maanaam da ngeen daanelee fu am solo loolu dafa bokk ci solution yi dëgg la maanaam ñuy am ñu ñuy déglu ñoo xam ne ñoom ñoo ñuy woon yoon bi muy kër docteur yi bu njëkk ñooñu foog ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ñu mën ñu wax li nga xam ne buñ ko defee mën na indi solution ci crise bi beneen bi li nga xam ne mooy solution ci crise bi mooy lan ñun population yi suñu comportement ñun population yi suñu doxalin dañ ko war a xoolaat bu baax a baax ndaxte nee nga léegi dëkk yi nga xam ne fa la affaire yi sosoo woon tey boo xoolaatee dëkk yooyu noonu di nga gis ne même bu fekkee des na fa ay benn ay ñaar lañ fay gis ñu ko tàmbalee maîtriser ñoom ñu ngi koy tàmbalee maîtriser léegi maîtrise boobu noonu lan moo leen ko may seen yaru askan déglu kilifa yi loolu dafa doon lu am solo askan wa mel nañu war a mel seeni kilifa mel nañu war a mel nañu waaw du askan bi waaw lu am solo nga wax sëñ Mbacke askan bi mel nañu war a mel kilifa yi itam mel nañu war a mel waaye yaakaar naa ne tam même dëkk am na taxawaay boo xam ne tam bu ko kilifa yi taxawalee askan wi waaw war nañ am tam ñoo xam ne dëgg la wala doxalin boo xam ne noonu lañu war a mel ndaxte dëkk bi du kilifa yi ñoom ñoo ko moom déedéet
dëkk bi ñi ci ëpp solo ëpp ci wàll askan wi la dëgg la te comme yàlla def na wax nañ ñu li nga xam ne buñ ko defee mën nañ moytu feebar bi wax nañ ñu li nga xam ne buñ ko defee feebar bi mën na bañ a law ñun nañu fexe di doxalee noonu ndaxte loolu tant que defuñu ko rek coono yi du fi jóg économie bi dina gën a sooxe économie dina gën a metti te lii bu continuer nii amul benn économie boo xam ne ci monde bi même ñi nga xam ne seen koom-koom dafa dox dinañ ko mën a dékku waxatuma laa ñun ñi nga xam ne suñuy économie suñuy tànk dëgëragul dañuy jéem a di sooxe ndeysaan donc solution yi ñu war a njëkk a def fi mu toll nii mooy lan waaw na nguur gi ñëw dimbaliwaat askan bi gaa mu ngi def xaadi gaa ñi ngi def ay jéego mais ne nguur gi gën a ñëw gën a dimbali askan wi dëgg la gën a xam priorité yi waaw fi ñu ko soxlaa waaw ñu teel cee taxaw ñu defee leen ko noonu te priorité yooyu nag à chaque fois nañuy bàyyi di ko jël di ko pousse lépp ci côté politique waaw mbir mi warul doon politique dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a def am ci benn idée rek mooy dimbali askan bi jeex na kese waaw su ma doon am daal lu may indi ci ay solution loolu la askan wi nañu yaru déglu kilifa yi yàlla mën ñu jàppale ñu mën a génn ci lu wér nga wax docteur loolu mooy jëfal rek te bul gestu bu ñu delluwaatoon ci njàngalem suñu diine yàlla loolu lay wax ne defal jërul nga di ko won nit ñi boo defee te man yàlla ma tax bu ma ko nangoo dinaa ko wone waaye ngir lu ñu xas ba fal ngay defal saw askan bu jëmee ci wàllu politique ngir nga gën leen a saf boo moytul mu jural la nga faf leen soof waaye boo defee nag ngir amal leen ay njariñ yooyu nit ñi defuñu buñ jaaree ci tali mu baax xam nañ lu ko waral bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe def seen comparaison ak yeneen réew yi xam nañ lu ko waral loolu tawféex dëgg lay doon bu boobaa docteur xam naa maa ngi ci sama kàddu gu mujj ak yow yan solution ngay joxe bu fekkente ne am nga ko wala loo xamante ne ci point bi daal loo ci bëggoon a wax la te jotuñ la ko laaj ñu tàggatoo ko li ma ci bëggoon wax mooy il faut que nit ñi xam ni lii ni kenn xamul kañ lay jeex xam nga bi muy laata commencé nit ñi dañoo waxoon ni 3 mois lay def Covid bi bu muy ñëw waaw dañoo ne woon 3 mois lay def donc prévision yi ñu defoon yëpp dañ ko defoon ci 3 mois moo tax bi 3 mois yi jeexee affaire yi gën a yokk nit ñi gën a perturbé waat jot na tey nguur gi gouvernement yi mun a lancé wu ci perspective yi gën a sori c'est pas parce que dañoo nekk ci logique gu catastrophiste wala mais réalité bi moo demee noonu toll na fi nga xamante ni waratuñu nëbb dara askan wi dëgg la am gis nga discours bi nga xamante ni day apaiser rek di dalal xel yi rek di loolu tamit bu ëppee baaxul parce que day suul dëgg bi ñu war a wax askan wi mooy que ni lii mun na fi nekk 5 ans mun na fi nekk 10 ans mun na fi ëpp sax 10 ans dëgg la sa boo jëlee sida toog nañu lu ëpp 20 ans ñu koy xeex wala même 30 ans ñu koy xeex sida bi Covid bi ñëwee la nit ñi xaw a wàññi tuuti di wax ci ay mbiram lii ni tamit ñaanuñu ko yàlla mais mun na fi yàgg yàlla bu mu yàgg mais mun na fi yàgg amiin ba tax na nag lépp li nga xam lu mat a sóoraale lu mat a dugal ci xelu askan wi la ba loolu mooy permettre ku nekk après dugal ci sa loxo dafa di feebar boo xamante ni solution bi may yaakaar ni moo gën a kii mooy nañ ku nekk dugal ci loxoom dëgg la ki nga xamante ni yàlla dafa am lu mu la dénk ci wàllum science ñu bañ la xeebal sa science ki nga xamante ni kilifa yi nga xamante ni ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo lépp lu ñuy def ñu bañ see jiital politique na xeex mbas mi rek nekk seen priorité dëgg la ñi nga xamante ni tamit dañuy wéet ak seen boroom bu ñu waxee yàlla déglu leen ñooñu tamit nañ si kii parce que
dafa doy waar daal. dëgg la jërëjëf docteur jërëjëf ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne moom la daaneele daa mel ne lépp loo xam ne war na fee jële feebar bi dugal nga ko sa biir kàddu yooyu ak li muy gàtt-gàtt docteur yan kàddu ngay jeexale? waaw bon kàddu yu may jeexalee rek mooy di ñaanaat askan wi. waaw ñu gën a booloo. gën a jàppoo. waaw am yar. am teggin. pour mën fi jëlee ennemi bi nga xam ne ennemi ñëpp la. dëgg la ennemi boo xam ne buñ ko fi jëleewul. suñu économie dina gën a sooxe. buñ ko fi jëleewul suñu nekkin ci àdduna. dina gën a doy waar. moo tax nañu am yar nañu am teggin nañu déglu njiit yi ñun ñëpp ñu ànd nekk say nekk benn pour jëlee ko fi. d'accord di la remercier aussi bu baax a baax ci invitation bi. ndax vraiment xam-xam bi ñu fi jëlee tey macha allah. di remercier sama naataango aussi docteur Hadi. jërëjëf ñun ñoo leen di jaajëfal ñun ñoo leen di remercier bu baax. jariñu nañ ci seen xam-xam. ndax itam xam-xam rek moo wóor. ki nga xamante ne daa xam ba noppi dem li xamle ji. kooku aw askanam amuñu fayam. ndax mooy ki nga xamante ne moom day tabax nit. bi nit ñi tabax ay tali di tabax ay bâtiment moom mi ngi tabax doomu aadama ndax yooyu damay faral di wax ne buñ ko tabaxee ba noppi te tabaxuñ nit ñee dawaat toj ko kon du am njëriñ kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci jërëjëf dama lay yàgg di déglu alkitab moom vendredi du ma koy rate musuma woote gaa waaye dama ci bàyyi xel ndaxte dañ ciy jàng lu bëree comme professeur yi ñuy déglu danañ gën a góorgóorlu yàlla leen yàlla fay yëpp jërëjëf ak oustaz ak ñeneen ñëpp jërëjëf professeur jërëjëf docteur ñoo ngi leen di jaajëfal baax baax bég nañ lool ci waxtaan wi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp biñ ñu dooree suñu waxtaan ak tey seen émission gindi doon waxtaane lu jëm ci wàllu tolluwaayu jamono lu jëm ci wàllu crise économie et Covid-19 yan jeexital la mën a def ci société bi loolu lañ doon jéem a waxtaane àndoon ci waxtaan wi ak docteur Mamadou Diouf àndoon ci itam ak docteur Hady Deme jéemoon nañu gindi suñu bopp waaye jéem a gindi askan wi ndax itam ñaar yooyu ñooy ànd li ñuy wax ñun benn wala ñenn lañ ci biir société bi ñenn lañ ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi am nañ wàll ci waxtaan wi mbokk yi lu jub ci waxtaan wi baaxuk borom bi la lu ci dëng ñun la ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax beral cant ak ngërëm Abdoul Karim ci liggéey bu rafet bi ak jàppale gi jaajëfal bu baax a baax Mansour Diop ci wàllu son bi jaajëfal ñaari imam Thiam yi ci montage bi ak yi nga xam ne moo ci aju yëpp jaajëfal jaak ci coordination bi ak yitte jim jox émission bi yëpp jaajëfal mboolem personnelu Tawhid TV lu jiw a jeexul jógu fa ñu dig leen daje ay bis gii di ñëw incha allah